aywa politique Alhassane Ba fii ak ay secondes yu néew rek dina fi teew Alhassane nag tey sax mën nañ ko star du jour ndax day waxtaanee ak ñi nga xam ne li nga xam ne moom moo xew démb Chérif xaar bi yàgg na àllarba ba tey ñu doon xaar Idrissa Seck moom gars yi waxtaanee wuñ ko woon muy nag loo xam ne dafa nekk surprise ci ñun peut-être ci ñenn ñi mais Cheikh Yérim Seck moom gisewul noonu ba tey rek Chérif muy mbiram Idrissa Seck ak gouvernement bi Alassane léegi mu yegsi. waaw moom mooy fii coow li moom dafa mel ni moom mosul sax mbirum remaniement bi. parce que bi ñuy wax président dafa na woon dina def remaniement en profondeur mais en fin de compte on s'est rendu que affaire yi demeewul noonu surtout dugg bi nga xamante ne réew mi duggaat na ko ci gouvernement bi parce que bul fàttali ni. Fati en 2012 bi président Macky Sall di doog a ñëw au pouvoir réew mi bi ñu demee deuxième tour dañ na woon ñoom candidat de l'opposition yi. ku ñëw deuxième ñu jàppale lal ci noonu Idrissa Seck ñëwoon ànd ceeg Macky Sall boo xoolee sax à l'époque bu dee assemblée nationale ñoom réew ma ña nga fa woon ci gouvernement bi amoon nañ fa je pense 2 postes ministériels muy Omar Gueye ak ki nga xamante ni moom mooy Pape Diouf entre temps ñu dem dawal même pas 1 an jafe-jafe am Idrissa Seck moom dem mais ay ñoom Omar Gueye ils sont restés avec Macky Sall. boobaa léegi critiques yi bari woon na waaw lu nekk wax na ko fi kitaabu ne moom du bu dee ay décret ak yooyu. moom kay dee na bu nekkul woon conseil municipal bu Thiès conseil régional député ak fii la ko waxee woon fii ci rédaction l'Observateur benn interview bu doon def diggante bi ay vision Macky Sall weesuwul jam ñaajo ay wàccaca président warul di wax wàccaca loolu lépp nag moo démb à la surprise générale moom Idrissa Seck nee na moom mooy nangu poste président conseil économique social environnemental muy poste boo xam ñoom même opposition bi yàgg nañ ko décrier naan gisoon njëriñ lii bu problème amee sax ñu ne doon ko war a dissoudre parce que c'est une institution budgétivore moom malheureusement moom lay occuper maintenant donc on va voir jamono joo xamante ne y avait un débat déjà sur affaire statut chef de l'opposition bi ñoom bu fekkente ne dañuy gouverner je ne pense pas que ñu considérer réew maintenant comme un parti d'opposition étant donné que ñu ngi ci majorité présidentielle bi mu ngi noonu ki ñuy xaar gan gi ñuy xaar yegsi na tananan Alhassane Ba ñu ngi leen nuyu Fatou maa ngi lay fay tey daal comme yaa yore bës bi da ngay yéexantalu c'est normal maa ngi lay fay Fatou di nuyu ñu bokkal plateau bi di nuyu mbokku téléspectateurs yi je pense que ni campé ngeen déjà le sujet ñu bàyyi leen rek ñu mu ngi noonu waaw élément bi Alhassane Ba moo ko def seeti ko ñuy wax Cheikh Yérim Seck moom nee na mbir mi bett ko ñu dem xooli élément bi dellu si waat jiitalu réew mi ñu tabb ko président conseil économique social ak environnemental mu doon ñoo xam ne bett nañu bëri waaye ñi nga xam ne nag am nañu gis-gis ci wàllu politique jàpp nañ ne lii du mbetteel moom président Idrissa Seck njiitalu réew mi jàpp na ni nag tànneef wi nekkoon na loo xamante ni waxtaanee woon na ko ba noppi. ñii ne ma comme loolu pare na li ngeen d'accord xam nga ko li ngeen d'accordul xam nga ko li nga xam ni da ngeen koy xóotal xam nga ko dellul ber sa yoon nekk ci opposition bi même bu fekkente ne dañu koy renforcer par le fameux statut de l'opposition et de son chef ñi ci des ne ma diggante seetaan ak tàbbal sa loxo comme da ngaa jóg pour defar bu dee sax tuuti lu toll ni tarfatal ay ni ngay contribuer pour mu gën a jag jaadu na ci fii réew mi toll nga tàbbal sa loxo xalaat boobu nag moom laa jëfe moo jur lii ngeen dégg. Cheikh Yérim Seck bokkoon na ci ñu njëkk artu que ni président Macky Sall ak moom Idrissa Seck ñi ngi waxtaan tey ji nag ñu gis li nga xamante ni moom la jur. waaw loolu nag man bettu ma nag at ci ginnaaw wax naa ko ci émission Aïssatou Diop Fall waaw indi fi coow lu bëree bëri waaye moom depuis élection février 2019 ba léegi mi ngi waxtaan ak Macky Sall réeroo wuju ci dara liñ doon togg nag moo ñor ñu yàq ko mais ñu informé ñëpp xamoon nañ ni moom noppi naa doon opposant depuis bi élection bi jeexee ba léegi. loolu lu mu ko mën a jural. loolu nag moom xam nga ci politique nag moom fii ak 2024 dafa sori lu bari mën na fee xew temps wu politique bokkul ak temps normal nii loolu faaw ñu observer weer yi di ñëw at yi di ñëw pour mën a xam lii ba xam lu baax la ci moom wala dafay tekki deewam ci politique. ana yan njeexital la mën a am ci li nga xamante ni moom mooy taxawaayam wàllu politique lan la ñu mën a xaarandi itam moom Idrissa Seck mu daal di koy andi ci njàppandal ci li nga xam ne moom mooy liñ ko dénk li ni mel daañ ci xam dara.
aywa lu ni mel dañ ci xam dara Alhassane Ba muy gëstu bi nga xam ne def nga ko ci Idrissa Seck mi patron conseil économique social environnemental bu weesoo loolu itam mu am ñaari jëwriñ yoo xam ne dañoo bokk ci parti réew mi bokk na ci ku ñu naan Yankhoba Diattara mu ñu dénk ko économie numérique suma juumalee ak élevage di Ali Saleh. tout à fait mu doon loo xam ne ay tànneef la ci parti am moom Idrissa Seck mu doon nag loo xam ne tey jii Fati fekk si ji mu fekk si ki nga xamante ni moom mooy le président de la République ñu bëri njortoon nañ ko bu fekkente ni ay observateur lañu ci wàllu seen politique bi parce que boo xoolee Idrissa Seck bi ñu génnee ci présidentielle bi ba ñu defoon ñoom seen coalition ñeenti candidat yooyu nga xam ne ñàkkoon nañu ci kanamu président de la République dañu gis ne déclaration yi ñu defoon ak doxalin bi ñu amoon bi président ootee dialogue ba ñenn ñi dem wuy ñeneen ñi du ñu dem uyu ji ku ci mel ni Ousmane Sonko gis nañ ne à la fin président Idrissa Seck dafa replié wu ci boppam mu doon loo xam ne nag tekkaaral ju yéemoon ñu bëri teg di ci poser ay questions ba tax na comme Cheikh Yérim ni mu ko waxee moom mii ci boppam waxoon na ni le président Idrissa Seck ak le président Macky Sall ñu ngi jokkoo. nee na réeroowuñu justement ci face to face. ba tey ji nag gis nañu li nga xam ne moom la jur bett na ñi nga xam ne nag xëy na ñoom yaakaare wuñu woon ni moom Idrissa Seck dina amee posture bi ni mel ndax déclaration yi nga xam ne mu ngi ko doon def jamono ju ne jëmale ko ci régime bi président Macky Sall ba tax na tey ji tamit gis nañ ne li nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllu dialogue bi prétexte la ko jëlee sax gis nañu déclaration bi mu def wax ci wàllu dialogue wax ci wàllu Covid-19 bi mais je pense que ni tey ñu bëri ñoom jàpp nañ ne ki nga xam ne Idrissa Seck te waxoon naa ko fi sax ci plateau bi ne jafe-jafe yi nga xam ne population bi mu ngi koy jànkonteel gis nañu mbënd mi gis nañu lépp lan la waxoon ci mbënd mi ne dafay xaar ñu defal ko un rapport détaillé ci li nga xam ne moom mooy li xew mu door a mën a prononcé wu ba léegi nag gisuñu mu àddu si kon leeroon na ni déjà dana ñëw ndax nag moom moo doon ñëw en personne wala ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci parti am ñoo doon ñëw gis nañ ne ñëw na ñi bokk ci parti am tamit ñenn ñi teew nañu. semaine de cela sax am na communiqué bu mu génne woon ci gaal yi kii maa ngi ciy doon wax ak Chérif sax ni ko est-ce que lire nga communiqué Idrissa Seck bi communiqué bi moom dafa mel ni ci constat rek la yem jéemul sànni xeer ni dara bon quelque part ça li Cheikh Yérim di wax ne moom dafa arrêté opposition bi jongante palum njiitu réew atum 2019 jeexee bi ñu contesté résultat yi ba pare après déggaatuñ ko dafa dugg ci fataal boobu Aïssatou Diop Fall doon wax fii mais Alassane moom nañ la wax ni choix bi nan la ko nit mën a comprendre moom joxe na explication nee na lu gënoon yomb ci moom mooy mu duggoon ci opposition radicale mais nee na loolu daf ko bàyyi dem fekki président de la république ngir liggéey ak moom li des ci mandat bi loolu est-ce que loolu rek la wala am na leneen lu ci lax xam nga tey Cheikh Tidiane boo fekkente ne da ngay def une lecture ci la personne de Idrissa Seck da ngay jàpp ne boo seetloo fi mu jaar ci wàllu jongante gis nañu 2007 taxawaayam gis nañu 2012 taxawaayam ba 2019 taxawaayam également mu doon ay élection yoo xam ne daf ko ñàkk ñu jóge fa ñu gis ne également nekk na koo xamante ni une façon d'opposition moom rek moo ko amee Idrissa Seck il parle bu waxee souvent ay déclaration yu mu doon def ci wàllu opposition ñu bëri dañ ko doon yàqamti tey jii nag doon na mbetteel mu dem mu fekki le pouvoir en place surtout que mu occupé benn poste boo xam ne ŋàññi woon na ko ne woon na en 2019 bu fekkente ni fal nañ ko dina fi jëlee conseil économique social et environnemental mu jëlee fi HCCT ndax ay institution la yoo xamante ni xaalis bu ñu fa dugal mën nañ ko jël dugal ko ci paj mi dugal ko ci njàng mi dugal ko feneen mu nekk loo xam ne tamit beneen déclaration bu mu def mooy nee na du waxtaan ak Macky Sall moom moo ko waxoon nee na du waxtaan ak le président de la République parce que du sàmm kàddoom mais tey jii dañu gis ne c'est tout à fait le contraire moom mii ci boppam moom mii waxoon ne du dialoguer ak le président Macky Sall moom mujjee ñëw tey dialoguer ak moom ci suuf
ba tey jii am beneen posture mooy jiite institution boo xam ne newoon na moom du ko jiite da koy supprimer kon ñu gis na tey li nga xam ne moom mooy te Fati il faut que les hommes politiques certains hommes politiques il faut que ñu mën di respecter également le peuple ci lan ci sàmm seen kàddu parce que mënuñu tamit di continuer justement ñu ñuy gëmloo ay yoo xam ne mën nañ jàpp ne newut amul mooy yan conséquences la mën a indil Idrissa Seck choix bi nga xam ne moom la def parce que moom il est présidentiable moom yaakaar noonu dina nekk président mu jël choix bi est-ce que xarul ci wàllu politique dem mu ngi koy wax mu ne yàgg nañ ma rey ci wàllu politique boobu ba léegi deewuma yaakaar naa lii mun ma loolu la bëggoon wax moom déjà dafa assumé il a assumé son choix ku dem ba nee la moom yàgg nañ ma tàggee ci wàllu politique mais ba léegi maa ngi fi mooy que ni man dama assumer sama choix et si biir parti am sax démb da ngay dégg benn kilifa ci parti am muy Yankhoba Seydi ci suba la cité ci suba si ne woon na ni moom bu fekkente ni am na ñoo xam ne ñu ngi dem rejoindre le gouvernement le nouveau gouvernement moom déjà yëgu ko te amuñu tamit ndigalu parti bi amuñu ndigal parti bi le président du parti s'est prononcé pour wax ni moom il assume son choix ni mu waxee rek mooy yàgg nañ ma tàggee te ba léegi maa ngi dund mooy ku nekk na am lecture bu ko neex ci tànneef ju ma def waaye nag man dama ko assumer au delà de loolu parti am bu fekkente ni tey jii dem na ba ñenn ñi sax nee nañu ñoom ñu jël tànn leen amuñu li nga xam ne moom mooy digalu parti bi kon conséquence ci biir parti bi mën nañu xaar ne mu am yenn yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko fi ba ñenn ñi kàngam yi génn def seen démission génn ci parti bi beneen lecture également boo xam ne tey mën nañ ko am sur la personne de Idrissa Seck ci li nga xam ne moom mooy carrière politique am le temps nous édifiera parce que ñu ngi jëm tey ci ay jongante muy locales yi ak législatives yi ban taxawaay la ci réew mi di am ci locales yi ban taxawaay lay am également ci législatives yi ba ñu dem ñu mën a préparer également 2024 parce que lu munti am lu ne dinañu xaar également moom Idrissa Seck mu présenté wu en 2024 wala moom mu présenté un candidat bu réew mi ci 2024 parce que réew mi lu ñu munti wax également c'est pas est-ce que du deal am na ci xam nga tey moom lay xam nga tey lecture yi mandat moom la ko xale yi monteel kiiwu PSTF daare ko leen yoonu daara waaw xam nga tey ku nekk mën na am lecture am ñenn ñi mën nañ jàpp ni tey le président Macky Sall ak li ñuy wax mu ngi bëgg troisième mandat ak ni nga xam ne tey noonu la tànnee attelage bi nga xam ne gis nañ ko mu bees ci li nga xam ne moom mooy gouvernement bi ak ñenn ñi dugg si te ñu ngi doon xaar sax gouvernement bu ñenn ñi di wax mu yaatu mais gis nañ ne tey choix yi bëriwul choix yi nga xam ne jël na ko ci parti d'opposition yi bëriwul réew mi la ak ki nga xam ne tey ji nekkoon na coordonnateur bu parti démocratique coordonnateur adjoint bu parti démocratique sénégalais mooy Omar Sarr au-delà de ñooñu gisuñu tey ñoo xam ne tey mën nañu jàpp ni jóge nañ ci yeneen parti yoo xam ne bokk nañ ci dialogue bi nga xam ne moom le président Idrissa Seck jël comme prétexte ak Covid bi te ñu gis ne tamit dialogue boobu sax jeexagul ak ñeneen tamit ñu ngi ci biir bu fekkonte ni tey am na loo xam ne bëgg nañu mu yaatu am na ñeneen ñu nekk ci biir dialogue bi te mënoon nañ leen jël également ñu boole leen bu fekkente ni tey bëggoon nañu yaatal comme ni ko président bëggee. très bien Alhassane Ba ñu sant la bu baax gërëm la xam naa soo moytuwulee am na nu muy demee nga dellu si waat ci suñu ñaareelu pàcc bi gunge ñu Cheikh Tidiane pourquoi pas ak suñu invité Badara Gadiaga membre du secrétariat national du parti Rewmi bu professeur Lamane Mbaye noppee rek nga dellu si waat bu ko defee ñu gën a yaatal waxtaan bi ndax xam naa ni politique bu doyaloo léegi-léegi ñu dalal Chérif Dia ci li ci yéene kay bi même bu